asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen bëggee di leen jox seen wàccuwaay ni ma ko daan defee ak yéen rek saa su ne fii ci seen jotaay bii ñuy wax dalal salaam tey nag def naa na ma daan def ndax dañ ñi dige bor la ñàkk ko defit war la waaye tey ñi ma leen ko digee woon rek dem fu gën a sori dem indil leen slameur yi nga xam ni ñoo ngi fii ci Sénégal ngir ñu mën a jàkkaarloog yéen fii ci seen télévision bi ñuy wax ITV noonu rek laa koy defee saa su ne tey rek ñaari ndaanaan laa am ñaari ndaanaan yu mag a mag saa su ne sax ay ndaanaan laay am waaye tey ay ndaanaan yu mag a mag laa am ndax damaa jaar nii dem fi nga xam ni mooy Jurbel dugg fa xool salaam bi xoolaat daal leen di indil benn ndaanaan bu ñuy wax Mamadou Mbaye waaye ñu koy woowee ki nga xam ni moom mooy Malcom moo toog nii ñu ngi koy ziar bu baax di dellu it duggaat noonu romb Touba jàll ca gannaaw dugg biir Fuuta dem Fuuta fan lañ dem ci lañ biñ demee ci lañ fekk fa it beneen ndaanaan bu mag a mag boo xam ni it moom it Mamadou la kon ñaari Mamadou laa am muy Mamadou Sam nag ñu koy woowee oncle Sam mu doon ndaanaan bu mag a mag ci li nga xam ni moom mooy salaam nekk fii it ci université Cheikh Anta Diop ñoom ñaar ñëpp ñi ngi fa kii mi ngi faculté de lettres kii tamit mi ngi moom it ci beneen branche boo xam ni ñi yëpp ñi ngi bokk nekkandoo fi nga xam ni mooy université Cheikh Anta Diop nga gis salaam nu muy doxe salaam nu muy màgge salaam ni muy demee noonu laay defee ak yéen saa su ne dinañ def ak yéen waxtaan bu am solo def ak yéen ay prestation ndax gars yi dañ koy faral di laaj di ngeen gis tey salaam yu doy waar baatu wolof dinañ fa dugg ak Baye Demba saa su ne rek ni ma ko doon defee ak yéen noonu laa koy defee dellu toog fi ma daan toog jàkkaarloog sama invité yi ñu war a waxtaan ak ñoom acca nañ dem Ablaye let's go. Chaque peuple a le droit de mener sa vie comme bon le semble. Ce continent est riche. Nous avons la jeunesse pour grandir, la vie pour guérir et la mort pour vivre. Donnons-nous la peine, écrire. macha allah ni ma leen ko waxee woon léegi rek di dellu di leen jox seen wàccuwaay bu wér a wér di ànd ak yéen ci seen émission bu mag bi ñuy wax dalal salaam ak télévision bu mag bi di ITV saa su ne rek nii laa koy defee ak yéen bu ñu nee salaam nag dafa doon aar bu yaatu salaam dafa doon aar bu neex salaam dafa doon aar buy dundal doomu aadama bu ñu nee salaam suñu xel day dem ci li nga xam ni mooy taaxuraan ba tey waa Bawol mënoon nañ ko lool suñu nee salaam suñu xel day dem si li nga xam ni mooy taalif ak yeneen yu baree bari yoo xam ni ñi ngi koy def fii si suñu réew waaye su ma nee salaam war ñu fàtte li nga xam ni mooy pekaan sama mbokk alpulaar yi waa Fuuta kon tey di ngeen gis lu doy waar tey di ngeen déglu it te ku déglu dégg ma bëgg nag ngeen jël seen bic ak feuille te noté li nga xam ni moom lañ nar a waxtaane ndax tey di ngeen gis ay mbir yu doy waar du ma def lu dul rek dalal sama gan yi Malcom maa ngi lay nuyu di la ziar. asalaamaaleykum wa rahmatulah. kilifa gi jëwriñ ñu ngi lay fay. di nuyu fa ma bàyyeekoo bu muy waa Jurbel di nuyu suñu waa kër di nuyu ñëpp daal di nuyu bool yëpp. di nuyu aussi waa Camps Shop ñi génn fii. ñi nga xam ne ñoo samay styliste waa di wax ne rek ñu bàyyi tuuti ñu wéyal. dëgg la Malcom a ngi noonu original Bawol. waaw. oncle Sam maa ngi lay nuyu ñu ngi lay ziar. asalaamaaleykum jëwriñ maa ngi lay nuyu. maa ngi lay sant tamit di la gërëm yow ku nekk xam ne aussi liggéey bi ngay def ci Salam Sénégal bi. ñoo ngi ñaan aussi nga continuer ci lancé boobu. maa ngi nuyu aussi waa Fouta waa région de Matam plus particulièrement aussi waa Thilogne sama dëkk foofu laa sasoo donc maa ngi nuyu aussi waa Dalifort maa ngi nuyu sama collectif yi yëpp Timtimol Salam di Matam Salam et d'autres collectifs aussi maa ngi leen di gërëm merci beaucoup. macha allah muy ñaar ñu doy waar ñaar ñoo xam ni it ñaar ñu gëm li ñuy def ñaar ñi bëgg li ñuy def
ndax salaam dañ ni balaa nga koy def da nga koy gëm da nga koy bëgg day nekk ci yow nga koy dundee ku la xool seen ci yow salaam moo tax ñoom ñaar su ma toogee ak ñoom damay am mbégte te ñoom ñaar it ñu nekk ay copains yoo xam ni doy na waar du ma def lu dul balaa ñuy xuus di dugg ci biir waxtaan bi ak jotaay bi ñu déglu tuuti ci salaam ñu xool benn ndaanaan mu jóg yëngal tuuti gars yi xool salaam bi déglu salaam bi ñu ñëwaat ci jotaay bi waxtaan ni ma leen ko yàgg a waxee rek wax tuuti salaam lu baree bari acca nañ dem ñu seetaan ki nga xam ni mooy oncle Sam mu yóbbu ñu Matam ñu dem ñëwaat acca oncle nañ dem. Chaque peuple a le droit de mener sa vie comme bon le semble. dañuy dem directement daal. Ce continent est riche. Nous avons la jeunesse pour grandir là, pour guérir, et la mort pour vivre. Prenons-nous la peine d'écrire. Chaque peuple a le droit de mener sa vie comme bon le semble. dañuy dem directement daal. Ce continent est riche. Nous avons la jeunesse pour grandir là, pour guérir, et la mort pour vivre. Prenons-nous la peine d'écrire. Chaque peuple a le droit de mener sa vie comme bon le semble. dañuy dem directement daal. Ce continent est riche. Nous avons la jeunesse pour grandir là, pour guérir, et la mort pour vivre. Prenons-nous la peine d'écrire. Chaque peuple a le droit de mener sa vie comme bon le semble. dañuy dem directement daal. Ce continent est riche. Nous avons la jeunesse pour grandir là, pour guérir, et la mort pour vivre. Prenons-nous la peine d'écrire. Chaque peuple a le droit de mener sa vie comme bon le semble. dañuy dem directement daal. Ce continent est riche. Nous avons la jeunesse pour grandir là, pour guérir, et la mort pour vivre. Prenons-nous la peine d'écrire. Chaque peuple a le droit de mener sa vie comme bon le semble. dañuy dem directement daal. Ce continent est riche. Nous avons la jeunesse pour grandir là, pour guérir, et la mort pour vivre. Prenons-nous la peine. daga weelu koyɗe oole nammaji wuro sandaji beydaji subakaji walla jammaji ɗo jam jaggira ko aadi daga weelu koyɗe oole nammaji subakaji walla jammaji ɗon jam jaggira ko aadi ma plume peine à tremper pour abolir le trompeur trompé mon encre devient vapeur. Ma raison porte malheur comme la parole de l'ennemi. Ça crée une épidémie pour devenir une pandémie. Une nuit, 1000 nuits, au milieu des cimetières, au milieu des gens qui n'ont plus le rôle sur terre. J'ai eu beaucoup de galères à gagner des frères. Maintenant que je vis la galère, ces frères me fuient à la vitesse de l'éclair. Sachez que j'ai perdu la peur de perdre les gens et que mon temps n'a plus le temps à vous accorder du temps de temps en temps à des gens qui n'ont pas le sang-froid et que ma réussite peut se faire, frère, sans toi. Songeant à m'enterrer, oubliant que je suis une graine remplie de peine. Serais-je fertile dans Tilogne, ma ville? Koyde ole nammaji wuro sandaje beydaji subakaji walla jammaji ɗo jam jagira ko aadi koyde ole nammaji wuro sandaje beydaji subakaji walla jammaji ɗo jam jagira ko aadi. Mesdames et messieurs, vos rires sont mes larmes, à mon tour de rire pour voir vos larmes et pouvoir calmer tous mes états d'âme dans l'Iran et l'Irak de baisser les armes car ce n'est pas eux qu'appartiennent les armes jusqu'à créer des drames. Komi pullo jontaɗo karɗo keddam sa welama yeddam walla namdoɗa nenam konko andi ko wone nder reedam no rien rendre à César et tout rendre à Dieu ko joguinɗam ko tottam aduna kawisaji walla aduna kaalisaji tawi komi maccuɗo wadde ar sodam nata e nder suudam mi andinma ka majjuɗo l'habit ne fait pas le moine hoto ñaawo mais wuttam même s'il y a des habits pour moi tinno daranam paɗam so tawi mbaɗa tardinma wadde woto fadam. Le bateau coule aux yeux. Ce bateau-là, il coule aux yeux.
Alors je dirais, l'homme marche sur son chemin, le cœur lourd à la main, la tête vue de cupide avec une bonté stupide, les pieds nus de lépide, le front coule de pipi, son bonnet rouge puis de pipi, son grand cœur le liquide. Son grand corps n'entend pas les pip, 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 pip. Des véhicules écrasants, disons rip, oui, reste in peace, petite pépite. Ma petite tristesse, bonnement du petit cœur en vitesse, faisant du fitness, prend encore de business, réflexion, petit texte palpitant de ma vie de testant, le restaurant de l'amour restant, manger les restants, mes enfants tapant leur tête sur le tapis de prière, moi rampant sur une étendue d'eau de pierre, pour que maman soit fière de son petit Amadou, douceur, douceur, quand papa va me dire, ouais, tu sais, enfin je saurai qu'il m'écoute d'ailleurs, douleur d'abeille me réveille. Mon accent de griot de temps moderne, de diao, de chouche. Non, je ne les ai pas trahis. C'est parce que j'appartiens à personne, que j'appartiens à tous, lors que mes paroles, lui, je suis parolier. Je parle l'homme à la boulangerie de ma daronne, j'en sors pâtissier. Pâtisserie de la passion. Non, mes textes ne sont pas des versets, versions bibliques. Mes vers sont versifiés, versant ma vie, virgule, vivoltant de violence dans les yeux de ma petite vieille valeur errée. Reste que cette valeur soit véritablement vérifiée, afin d'augmenter le volume de la victoire, pour vous voir avec une vision de visiteur ventillé, vive la vie d'entier dans la compète, plusieurs sacrifiés. Alors l'homme marche sur son chemin, le cœur lourd à la main. La tête vue de cupide avec une bonté stupide, le pied nu de lépide, le front coule de pupille. Son bonnet rouge puis de pupille, son grand cœur le liquide, son grand corps n'entend pas les pip, 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 pip. Des véhicules écrasants, disons rip, oui. Reste une piste, petite pépite. Où je slame rapidement, pigment de mon sang rouge. Où je déclame silencieusement, vu que personne ne m'écoute. Je réussirai dans mon art, même si j'ai la main courte. Même si t'as la main courte, dis-toi que je lui écoule. Bats-toi, tes yeux s'écroulent. Le slam est mon ampoule. Mon esprit allume les phares et écarte les bougnoules. Ma plume écrit rare, mais nécessaire pour qu'elle te décagoule. Donc on écrira pour écrire l'art. Mon art est rare, mon art rempli de tard. Y en a marre de ces mots phares. Vitesse de motard, vitesse de bâtard. Vitesse autre part et cette art me donne bonne mine afin que je me sens plus comme ce mineur qu'on domine et que je sois mineur de ma propre mine d'eau, mine d'or. Marcher jusqu'à être meilleur, mille d'or. Il viendra ce bonheur t'en rêver. Il viendra de bonne heure à ton réveil. Il viendra avec ce fameux casquette Gavroche pour faire ton merveille. Alors le marche sur son chemin, le cœur lourd à la main. La tête vue de cupide avec une bonté stupide, les pieds nus de lépide, le front coule de pupille. Son bonnet rouge puis de pupille, son grand cœur le liquide, son grand corps n'entend pas ces pip, 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 pip. Des véhicules écrasants, disons rip, oui. Reste une piste, petite pépite. Chaque peuple a le droit de mener sa vie comme bon le semble. Ce continent est riche. Nous avons la jeunesse pour grandir là, pour guérir, et la mort pour vivre. Prenons-nous la peine d'écrire. Chaque peuple a le droit de mener sa vie comme bon le semble. Ce continent est riche. Nous avons la jeunesse pour grandir là, pour guérir, et la mort pour vivre. Prenons-nous la peine d'écrire. Chaque peuple a le droit de mener sa vie comme bon le semble. Ce continent est riche. Nous avons la jeunesse pour grandir là, pour guérir, et la mort pour vivre. Prenons-nous la peine d'écrire. macha allah mi ngi noonu kooku moom mooy oncle Sam man dama koy faral di wax mon oncle loolu laa koy faral di woowee mu doon daanaan lool gis ngeen nu mu defee slam bi ak fu mu ko teg oncle Sam ma gis ni yow yàgg nga maanaam liir maanaam bari na ñoo xam ni ci ay bindkat daan nga liir bu baax a baax li nga xam ni moom mooy seeni livre ak seeni mbind mën lim ci kenn rek ku ci mel ni Amadou Mampaté Ba ak xëy na yeneen nasaraan yu bari yoo xam ni daan nga liir ci li nga xam ni moom mooy seeni mbind waaye ñoom seeni mbind ak slam bi ñuy def nii lan nga ci gis. Jël micro
micro bi. Baye Diorigne. maa ngi bon question bi nga ma posé nii. question war naa ci sawar bu baax. parce que Amadou Hampâté-Bâ Afrique yëpp ñoo ko xam. Franchement grand historien la philosophe parolier parce que Amadou Hampâté-Bâ il faut ñuy wax tamit am na ay vidéo parolier la. moom c'est un conteur day def conte kon moom forcément suy bind nu muy compter wala nu muy defee conte. day influencer ci écriture am parce que moom day daal di faral di wax lu muy vivre ci côté soo xoolee œuvre am Oui mon commandant. de Amadou Hampâté-Bâ wala Oui mon commandant rek mën nañu jël œuvre boobu livre boobu da ciy wax moom xam nga moom commis la. moom il travaillait da doon liggéey pour administration française pendant période coloniale donc lépp lu mu doon dund en détail da ko doon bind di ko bind ni mu ko doon bindee sax day yaakaar ni yow sa pap wala sa maam moo toog di la waxtaanal di la raconter ay histoire donc loolu moo tax conte tamit ak salaam ñoom ñaar ñëpp ay art oratoire lañ. donc c'est voué à la parole. ñu koy waxtaanee loolu moo tax su ma koy lire damay am envie souvent sax capter ay texam wala capter ay liyam di ko wax su ma koy wax damay xam ni kii avant muy bind da koo wax ba pare. te lépp ci wax lay juddoo comme nous avons l'habitude de le dire en français l'homme est la parole. donc nous sommes tous la parole. donc yàlla moom fu muy bind wala fu muy bind nit ñi day wax day wax nit ñi par exemple wala su bëggee créer dara su bëggee def dara day wax rek affaire bi créé wu. moom lépp ci parole la. moom nag c'est comme si soo koy lire da ngay wax kii da koo wax ba pare. soo koo bind. loolu moo tax su may bind c'est comme si man damay wax. su ma koy lire. donc loolu moo tax ma koy faral di ko lire de temps en temps. et aussi am na benn citation bi ma doon utiliser la personne de la personne sont les personnes de cette personne là moom citation bi fu mu ci bañee juum da ko doon utiliser mooy nit da doon wax ci nit. dëgg la. parce que moom dafa xam suñu histoire. day laal Fouta laal Mali laal Sénégal laal yeneen régions yi. te foofu ngay xamee tamit moom il était pël aussi. il était pël. foofu la koy raconter day raconter histoire pël yi. en même temps que administration coloniale ni mu ko doon defee parce que moom il était commis comme ni mu ko waxee avant. kon loolu moo tax su ma koy lire. c'est comme si maa ngi wax. et su may wax tamit. salaam wax la lépp wax la waxtaan la rek. est-ce que mi ngi noonu lépp waxtaan la rek lépp xam-xam la ni mu koy waxee rek oncle Sam soo gisee ñu ci bari damay dégg ñu ni liberté bi nekk ci islam nekkul ci yeneen mbind yi wala nekkul ci poésie boobu wala même nekkul sax ci li nga xam ni mooy conte différence wu. loolu nga xam ni moom mooy liberté bi nekk ci islam bi boo ko doon génnee fan nga koy génnee ci biir islam bi. xam nga salaam. aar la boo xam ni mënoo imposer nit ki nu muy defee salaamam. loolu tamit avant tout artiste nga avant d'être slameur. dëgg la. donc soo nekkee artiste am nga liberté. artiste moom am nga liberté totale. mais c'est vrai lépp am na ay limites. lépp loo mënti gis am na ay limites. mais liberté fu ñu koy waxee salaam ak poésie su ñu koy comparer poésie normalement sooy bind poésie da ngay respecter li ñu koy waxee les règles de la versification. wala ngay employer ay yeneen figures du style qui sont déjà préétablies ñi ay nit rek ñoo ko créé ñu ne lii mooy règle de la versification. da ngay bind ay quatrain mooy ay 4 vers mooy quatrain. ngay bind ay syllabes ñaata syllabes ay 12 syllabes. ay 4 syllabes ça dépend rek dañuy respecter syllabes yi. respecter nombre de vers yi respecter nombre mooy guddaayu texte bi nu muy guddee. loolu yëpp ay limites la dañu lay tegal ay limites. c'est comme si ay règles la mais salaam sooy ñëw mun nga ñëw man parfois damay wax le slameur c'est un surréaliste. su ñuy waxee le mouvement surréaliste bu nekkoon France
le mouvement surréaliste ñoom dañuy ñëwoon pour utiliser l'inconscience parce que ils ont dañoo wax les gens de la lumière wala yeneen mouvement yi dañuy wax dañuy ñëw pour utiliser conscience te nit ñi bu ñu utiliser conscience def nañu deux guerres mondiales. waaw donc guerre mondiale ñun wax nañu ñun dañuy utiliser conscience dañuy xalaat te ñoo ngi guerre. dëgg la kon yéen xalaatoo leen vous n'utilisez pas votre conscience. mais les surréalistes kon ñu ñëw ñu créer seen mouvement ñu ne yéen léegi yéen a ngi ci guerre. yéen a ngi rayante te yéen a ngi wax yéen a ngi vous êtes les conscients yéen a ñu nekk nit ñi conscients yi. mais ñun ñooy nit ñi inconscients yi pour bañ a def guerre. kon lu tax vous avez utiliser nañu conscience. pour gouverner monde bi. mais demul ñu ngi def ay guerre def nañu sax 2 guerres mondiales. dëgg la ñoom ñu utiliser l'inconscience pour jéem a rétablir affaire bi. parce que dëgg la. suñu utiliser conscience mën nañu defaat beneen 3e guerre mondiale. dëgg la. loolu moo tax ñoom tamit seen poésie. da ngay gis du ñu respecter vers yi nombre de syllabes yi. mën nga gis phrase bu gudd. dëgg la. ci seen poésie wala ay vers ay 6 vers. yu tegaloo. ñu ne loolu mooy seen paragraphe. du ñu sax wax ay lii mooy paragraphe vers yi wala bañ a respecter ay figures du style. wala seen dessin yi tamit suñuy dessiner parfois ñu dessiner ñoom ñooy dessiner faral di dessiner ay nit yu sol ay yére yu dara genre inconscience la ñuy utiliser. parce que ñu xam ne pour rétablir. les méfaits que les personnes conscientes. ont utilisé pour faire pour gouverner le monde quoi. donc loolu moo tax damay faral di wax ni les poètes surréalistes et les slameurs tendent vers le même objectif souvent quoi parce que le slameur moom am na sañ-sañ bind textam nu mu koy neexee. phrase bu gudd phrase bu gàtt. moom oralement rek su koy wax na neex tamit. après gars yi jëlee ci njëriñ tamit quoi loolu mooy importance. dëgg la mi ngi noonu leeral yi am na solo lool ndax ñi nga xam ni dañuy gëstu slam bi ñi nga xam ni dañuy door sax di dugg ci slam bi saa su ne dañuy laaj yu mel noonu moo tax mënu la ñàkk ndax bu ñu seetloo ci texte bi nga xam ni léegi Oncle Sam def na ko dafa tàmbalee ak li nga xam ni mooy alpulaar. ñëw dugal ci français bi donc xëy na liberté bi tamit ba léegi day ñëw foofu ndax bindkat yi souvent bu ñuy bind dañuy bind ci seen làkkum nasaraan kase wala ñu bind ci yeneen làkk benn làkk rek waaye gis nga loolu mooy liberté bi nga xam ni moo nekk ci islam mu doon daanaan nag doon koo xam ni mi ngi liggéey bu am solo dinañ ci ñëw léegi nii muy atelier yi nga xam ni mi ngi koy def foofu nga xam ni mooy Matam doon koo xam ni it mi ngi encadré ay gone yu baree bari ci li nga xam ni moom mooy islam xëy na nag yàgg na suivre li nga xam ni mooy hip hop may nuyu tamit waa Timtimol sa gars yi di leen nuyu bu baax. waa Kisal. samay grand yi. ñoom tamit yàgg naa damay déglu melomaan laa lu ñu koy waxee rek. melomaan ñëpp ay melomaan lañu xam naa sama mbokk mi tamit melomaan la day déglu rap lu baax. loolu tamit mën na influencer tamit ci mbind bi. parce que lépp du cadre écriture la. ak wax la. rap tamit dañ koy wax mais loolu ñoom tamit seen domaine la. mais lépp ci cadre musique la bokk. loolu moo tax tamit man sama wolof bi nag dafa leerul. noonu dafa takk suuf quoi. ñaar ma Haalpulaar bu déglu wolof laa. macha allah wolof yi neex na lool nii la nit ku nekk ni nga mën a exprimer woo noonu rek ngay demee saa su ne te wax dëgg yàlla même bu wolof bi kiiwul yaa ngi ñu ciy jox lu bari yaa ngi ñu ciy jox lu am solo dina ñëwaat léegi ci waxtaan bi ndax di nga ma wax lan moo tax nga bàyyi aar yooyu yëpp yi nga xam ni bëggoon nga ko gëmoon nga ko nga bàyyi yooyu yëpp ñëw dal ci islam bi loolu dinaa ci ñëw ci kanam tuuti. Inch'Allah damay bëgg rek waxtaan bi di gën a comme tey ñaari ndaanaan laa am original Bawol yéen waa Diourbel yéen waa Njaareem ni ma ko waxee woon rek Njaareem ñu daan wax jaar yéemu ku fa jaar yéemu kon tey ñi ngay waa Njaareem du ñu def lu dul ni ñu defoon léegi rek bàyyi ki nga xam ni moom mooy Malcom mu dugg nuyoo ak yéen ngeen déglu slam bi déglu message bi nga xam ni moom la Malcom mi di jox li nga xam ni mooy askan bi su paree léegi ñu toog yeggalee waxtaan bi ni ma leen ko waxee rek jël leen bic ak feuille ngeen xam ni tey lépp luñ fi wax rek xam-xam la nañ dem ñu seeti waa Bawal ñëwaat acca original Bawal
droit de mener sa vie comme bon le semble. Ce continent Amul baax na de ah. nous avons la Non, mais- jeunesse pour grandir là, du trop. et la mort pour vivre. Prenons-nous la peine d'écrire. Chaque peuple a le droit de mener sa vie comme bon le semble. Ce continent est riche. Nous avons la jeunesse pour grandir là, pour guérir, et la mort pour vivre. Prenons-nous la peine d'écrire. Chaque peuple a le droit de mener sa vie comme bon le semble. Ce continent est riche. Nous avons la jeunesse pour grandir là, pour guérir, et la mort pour vivre. Prenons-nous la peine d'écrire. Chaque peuple a le droit de mener sa vie comme bon le semble. Ce monsieur ici présent se nomme tout simplement Malcolm. Malcolm X, oui, mais pas mal comme X. Je suis un OBB original. Bawol, Bawol. Je viens de Diourbel la belle, la région la plus belle, celle qui m'a appris à voler de mes propres ailes. Diourbel, je suis ce jeune homme, ce bonhomme qu'on nomme El Malcolm, le sable dénonciateur, mais on me surnomme aussi le Messie des slameurs. Mikey Islam, c'est un slameur di jaay. Mais Islam, ñu bukki bët ni laay. Mais Islam, ñu yuuxu wu yooy parce que may grand bi ñoom ñooy boy. Malcolm la du Senghor du Madior Boy, comédie wul du jogay te du Madior Boy. ñu nag slam weesu nañ ci taa sok njole tous tasar yoole dem nañ ba laal ci balak pële dans le monde des mots et dans l'univers d'islam de l'islam. Assalamu alaikum. Avant de parler avec toi, il faut que cela soit clair. C'est la première fois que je me tiens devant toi et ce sera la dernière fois. Écoute-moi. Ébahi par notre ressemblance, surtout celle de nos voix, je suis le fils de cette femme que tu n'avais pas laissé le choix. Man la Malcolm. Di doom bi nga abandonné woon ci la défunte Marème set ci maam may mi toog. Non non maam may ma ndax moom moomu te non non maam may ma moom moomu ma te itam du moomuma limite mère ba mu miir ne mër ci moom la maam mais mënu naa la monsieur même mii noo ma man maa la mun te muñal amul lam ak lakkal mère liñ ko lege woon lépp nga lef ko lekk bu ko lewal tey nga luppe lu la demoon lu ne dinga ko leeral lokoti sa lañ ci loo fi leboon lu ne dinga ko layal. Père, te rappelles-tu de ce mardi ou bien monsieur tu l'oublies le 10/4/99 ton fils aîné naquit. Mère daan na wax bu dee taxoon mu dem nga doon kii dëbb nakk yi. Et si ce n'était pas pour honorer la mémoire de ma mère, je ne parlerai guère car un père exemplaire wute nakki. Bu dee li ñuy ràññee nit ak mala weesuwul tànk loxo nopp bakkan baat bët fan la ñuy boole nakki dundaatal 1000 ans doo am ku ma mag ci kaw suuf te du may sa taw papa musoo juum ba set ciment suñu cere musoo ko sim ndimbal ñu defoo ko sax sa xel ñun ñu sax si sombe keccax samay doomu tànt buñ tiimee jën papa daa fekk Dangote ne leen dama réew mais noppi laa la mën ta baaxee suñu boolu sombe ñu gënal ginaar gi sa bon bi biig 5 heures du matin laa daan yeewu ci tali bi jaay café balaa maa jàngi gis sama yaay mën a ndékki et ci mam tali boobu nga may romb ak 4x4 yëpp ci samay doomu baay yu ma bokkal même papa dafay woo ko lu dul sama alalu yaay musoo ñu see dimbale même pas le minimum non non même papa mais papa hey papa yee ñun say doom amuñu papier éparpillé pire que des papillons on est partout père papa yee ñun amuñu papier foutu dehors par le huissier même le loyer n'est pas payé sama yaay nakan nga ko bàyyee ay rêvam yaa ko brisé jatang ay gëtam gosam gonflé mu goitre laata moo gumba mère dafa góolo koom jaay na ndox café foot passé gome lu lew lu ne mu ngi koy góoloo koom war a dundal ay doom prental yu ndaw yi nga dawoon ba koog ñoom pap wax ma fan nga nekkoon sama xol moo jeex su ma la gisee ni ngay wone wo t'es pire qu'un faux dévot fuy te faux def mel ni defoo dof du fondé famille di foo ba fàtte sa first famille fondé fàtte suñu famille fan nga nekkoon bi ñuy sombee ka gobat jaasi fi pauvreté defoon off nga def on waral ñuy tëdd ci ba jaasi bu dagoo noonu ren dinaa la tey ci saasi sama xol moo jeex su ma la gisee ni ngay wone woo mu leer ma naññ na li ngay xeeñ duloo di woo yaa ko gën a tey yow papa bi la yàlla tàccoo fecc loo bàyyil ma noppi ndax samay kàddu yow du sax loo mérito
Islam. dañuy dem directement daal. Ce continent est riche. Nous avons la jeunesse pour grandir là, pour guérir, et la mort pour vivre. Prenons-nous la peine d'écrire. Chaque peuple a le droit de mener sa vie comme bon le semble. dañuy dem directement daal. Ce continent est riche. Nous avons la jeunesse pour grandir là, pour guérir, et la mort pour vivre. Prenons-nous la peine d'écrire. Chaque peuple a le droit de mener sa vie comme bon le oh macha allah macha allah am na solo lool daf ma yëngal léegi nii ndax li nga xam ni moom mooy islam buñ koy def maanaam day am lu ñuy wane benn xadar texte bi ngay def it day am fu mu lay yóbbu maanaam islam luy dund la luy génn ci doomu aadama la moo tax Malcolm texte bi mu def nii naes na lool texte bu doy waar la xam naa ni nag ni ko nit ñi seetaane xëy na am na ay mbir yoo xam ne ñun dañ ko codé ci biir islam waruma ci sax dugg noonu waaye rek dinaa ci dugg ci leeral muy léeg-léeg nit wax histoire nga foog ni histoire boobu moo ko dund wala léeg-léeg nit wax histoire nga foog ni ka muy wax moo dund histoire boobu fekk boobu jël na keneen sol mbubbam jël xelam jël xolam xalaatam ñëw indi génne loolu Malcolm liggéey boobu ci islam nan lay def ci yow mi nga xam ne yaa koy déclamer. Bon, moi je dis que l'artiste moom dafa nekk un surhomme moom dafa war a am cette capacité mun a nekk góor nekk xale nekk paa nekk jigéen waaw pour man l'artiste daal moom il n'est pas un homme ordinaire li gars yi bu gars yi amee sixième sens moom dafa am septième sens moom. Donc en plus c'est le thème qui détermine la technique d'écriture la prestance et ban nan la artiste war a adapté. Normalement texte bi da nga koy dund. parce que loo joxul public bi yow loo joxewul. public bi du ko recevoir. dëgg la li ñu naan min koy léegi day lu dem mooy del si. yow mi koy joué boo ko dundee public da koy dund par la force. parce que le slameur moom donc moo am chance ne public bi fii laa bëgg ngeen may fekk foofu ngeen may fekk. dama lay yóbbu ci émotion da nga may fekk ci émotion par la force. dëgg la dama lay yóbbu ci tristesse da nga ma ciy fekk par la force dama lay reetaan loolu dama koy def. donc artiste slameur moom il a cette capacité il a ce don là pour man artiste bu demee ba amul loolu lu nga war a gën a liggéey si loolu la parce que loolu moo lay permettre tey yow nga jouer pour benn texte boo bind nii sa néeg nekk te yaa ngi waxal milliers de personnes yu nekk ci biti man sama premier fan c'est mon père. dëgg la dama ko jouer journée mondiale du slam am ko ma approché ne ma sama doom lii lay dund et texte bi moo koy bind leen yàlla xaw ma ko woon sax mais dafa ma approché ne ma sama doom pourtant lii lay dund nga xam ne yow ko donc yaa ngi bind te yaa ngi waxal ñeneen loo xam ne sax seen histoire la ñoom donc artiste bi dafa war a nekk un vrai li ñu naan acteur comédien yi ni ñuy adapté woo artiste slameur moo ko war a gën a mën a def sax yeneen artistes quoi. est-ce que dëgg bu am solo la wax nii ndax ñu si bari dañuy foog ni yow yaay fekk ci public bi si li ñu nekk maanaam public bi ñoom ñoo la war a yóbbu waaye fii nii su ma déggee si leeral bi leeralal na ni ma que ni yow artiste bi yaa war a yóbbu public bi fi nga xam ni fa nga bëgg ñu dem maanaam fi nga leen bëgg a yóbbu di nga leen fa yóbbu loolu lépp liggéey moo ko laaj. liggéey bu am solo la. liggéey loolu pour nga am ko lan ngay def. waaw pour nga am ko mooy que ni déjà y a cette capacité d'écoute surtout ça. Capacité d'écoute tey maa ngi bindee assonance allitération name dropping je vois que Oncle Sam mu ngi exceller ci beneen style d'écriture. je m'approche de Oncle Sam ma ne ko lii ak nu mu demee boo réyee doo mën dara. boo réyee doo mën dara. Oncle Sam dina la expliquer. tu vois Aaron ñëw na andi musicalité Aaron comment on fait la musicale et cetera mu expliquer déjà boo disponible di nga mën a boo amee capacité d'écoute di nga mën a décortiquer les différentes techniques yi am ndax d'habitude slameur yëpp ñoo niroo ni ñuy slammer. mais niroowuñ ni ñuy bindee. léegi nag yow mi ci nekk yaa ngi mën a xam ne kat kii lii la andi donc da ngay am cette capacité d'écoute là bu loolu amee pare nga am cette comment dire encore disponibilité wala boog bañ a rëy. surtout loolu. ma jaaxle naa ci olof bi ne allo jëwrin doo ma dimbali ci moo olof bi nu ñu koy waxee wala bàyyi dema lii nu ñu koy waxee mu wax la ko ba joxaale sa synonyme moo boobu
nga utiliser ko sa texte gën a riche loolu pour man boo amee disponibilité bi am honnêteté intellectuelle aussi loolu du lu jafe bañ a rëy nekk ci aussi liggéey la rek surtout loolu nekk ci parce que sa texte yi nga commencé woon en 2020 tey bu ñu ma ko wonaatoon des fois da ngay reetaan parce que da ngay xam ne commencé jàng da ngaa exceller li lay may loolu nag mooy nga dugg ci nit ñi mbëkkante gars yi xam ne kat lii moo nekk ci islam bi en réalité mais boo toogee sa coin yow kese sa copain moom loo bind lañ naan la rafet na ala kulli xaal nice na lañ lay wax mais da ngay dem ci les connaisseurs tey bu mu bindee texte jox ko Xaadim mi dafay wax dafa rafet parce que xamul en réalité lan mooy soubassement islam mais bu ma bindee leen texte proposé ko jóoriñ de mën na man gis naa lii ak lii rim bi boo defoon noonu nii sens bi fii loolu mooy gën a amal texte bi njëriñ ka ak artiste bi que ki la apprécier quoi moi je dis souvent que qui apprécier c'est bien mais qui critique négative da moo ko gën quoi dëgg la macha allah mu doon koo xam ni ku bëgg xam-xam la kuy jàng ci li nga xam ni moom lay def la muy art bi di islam da siy gëstu saa su ne Malcom balaa ñuy xuusaat rek salaam bi neex na lool bëgguma ñu arrêté damay bëgg ñuy salaam di salaam lu bëree bëri ndax tey am naa fi ñaari gan kenn ki mooy Fatima mu ngi nii toog keneen ki di Khady Ndour Khady Ndour moom it mi ngi nii toog ñoom it ñuy samay gan tey ñëw toog mooy public bi léegi nag may laaj rek benn laaj balaa ñuy puusaat tuuti mooy Bawal fa nga xam ni fa nga jógee muy njaareem ñu ma ko waxee jaariyeemu bari ay aar yu bari yu fa am maa ngi lay limal léegi lu si mel ni taaxuraan lu si mel ni ngoyaan yooyu yëpp dafa doon ay art oratoire yoo xam ni lu fa yàgg la mag ñi bàyyi ko fa mu yàgg fa lool xam naa ni nag yaa ngi siy gëstu bu baax a baax mais lan moo def virusu islam ci yow ba tax nga bu la neexoon topp yooyu tey bu la neexoon nga indil ñu lu mu tuddati bongo wala leget ak yooyu waaw mais lan moo def virus ci yow ba nga teg foo lépp ni daal man damay salaam damay déclamer damay wax ak askan wi te nii laay waxee ak ñoom. bon au début man xamoon sax salaam dama doon bind nag dama yàgg bëgg affaire lecture écriture et cetera mais bind scénariste la ay film laa commencé woon. dëgg la après aussi ma portoon combat. grève dama doon grève rek Diourbel quoi booy amul problème extrait de naissance may grève dugg ci école ñuy génne après préfet yooyu dañuy woo ñuy dem tribunal di dem ni jëndi papier yi ba booy sottile Malcom bi sax déjà fa la jógee woon quoi dëgg la bi topp ma après bi ma nekkee artiste nag ma commencé di publier Facebook après ci la gis Alfarouk mooy bi ñu def musée ouverture musée bi je pense mu déclaré ma ne waa ji pourtant li muy def dafa neex te man am na ay texte pourquoi duma def comme ni ci laa commencé def islam bi mais je dis que pour Diourbel waa Bawol bu duggee ci taalif wala wàllu mbind li ñu naan gën a jege gën a yey da ko waa day yomb ci moom ndax bu ñuy wax le plus grand poète du monde man personnellement je dis que c'est Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul ndax boo gisee ay xasidaam maam du la may virgule waaw du la may virgule mooy doo gis fenn foo ne daam de fii waxee na nii te mënoon naa waxee nii day mot sëkk dara du cëkk ñuy waxaat nga am fa Mamou Saka nga xam ne kon yow amatoo lu lay jaaxal mag ña fa nekkoon ñoom maam Thierno Kañ ñi maam Bakay Tandian ku ne taalif ba fa donc boo ci ressourcé un peu rek ngay xool tey proverbe Mame Cheikh Fall benn bu ci nekk rek mën na ay texte benn bu ci nekk ay thème la donc nekk Bawol bu pare war a mën a wax nga am don bi noppee ko mun naa ne loolu ëllëg yàlla sax mun la ci mbugal parce que pour man aar pour jaamu yàlla buñ noppee di jaamu yàlla ci salaam bi dañ bàyyi man moom noonu laa jàpp ne su ma demee ba bind loo xamante ne kat ëllëg bu ma borom bi ne li tax nga wax lii du ma ko mën a tekki bu yàbboo ma bàyyi islam parce que li ma dugaloon ci islam kon weddi naa ko donc mun naa ne bool bu demee ba war a def islam dafa donn waroon a am mission bu mu yeggale Bamba choisir ko Cheikh Ibrahima choisir ko mu war a di eggale mission bi te bu ñu la choisir ci 1000 personnes wala des milliers de personnes du ma ne je suis le précurseur de l'islam à Diourbel les gens me le disent du ma ne je le suis mais mënoo ne boo ne islam Diourbel rek on pense à Malcom donc tey bu Malcom boobu demee ba am yenn yi na ko santé Sëñ Tuubaa Ahmadou Bamba ndax mun naa ne virus islam bu ñu duggee rek foofu la bàyyee ko mu ñuy def aussi liggéey bu am solo surtout ñu ngi woon ci projet Kun Kaati Man bi doon ko def texte de islam doon ko def war a def théâtre moo tax bi ko président Diomaye dugalee ci programme bi ma ne alhamdulilah waaw c'est notre objectif c'est de valoriser les écrits de Dame parce que loolu héritage la ci ñun di wax aussi que on a besoin de ça ñu defoon ñu benn musée Cheikh Ahmadou Bamba bu ñu ko mënoon am foofu bii ñaareem mën a permettre jeunes yi ñu xam réellement lan mooy texte yi parce que ñi koy lire xasida yi mën nañoo bañ a bari mais islam bi ñëpp koy déglu donc buñ ko slamari adapté
dina bu ñu doon daj 5 personnes dinañ mën a dem ba am 25 personnes. macha donc allah loolu moo tax ñu dugg ci islam. macha allah macha allah mi ngi noonu li mooy njariñu jotaay bi ñu képp ku xamul woon wala ñun si mën a gindi ñu gindi leen ci li nga xam ni mooy xam-xam bi nga xam ni moom mooy islaam nag nii rek la mel nii rek lay doxe saa su ne ndaw ñi ñu bari daw nañ jëm ci li nga xam ni moom mooy islaam bi waaye ñii yàlla def na ni mu ko waxee léegi nii fii si Jurbel boo nee Jurbel rek nga ni islaam rek xel yëpp dem ci Malcom ndax loolu lu mu liggéey la ndax da koo gëm ba yàlla def bi mu ñëwee fii université Cheikh Anta Diop wala mu nekk fii biir Ndakaaru it mu si yëngu di xool saa su ne nu muy def ba yóbbul waa njaareem li nga xam ni mooy aar bi ba yaatal ko foofu ba yàlla def tey mu yaatu lool dinañ si ñëw si kanam mooy collectifam bi muy collectif ba kaay salaam mu woo waa njaareem ni leen waa njaareem ñu ni ko waaw mu ni leen kaay leen ñu salaam mu tudde ko kaay salaam ba yàlla def ñi nga xam ni moom mooy compétition nationale bi nga xam ni moom la ñuy def at mu jot njaareem ñëw jël raw gàddu gi ba fi may waxee yow nii njaareem moom moo nekk champion national slam Sénégal kon loolu dañ ko si delloo njukkal bu baax a baax ndax dañ ni nga wax sa mbaaxuwaay du yàq dara ci sa mbaax nga waxit sa waay nga ni ko jàmbaar nga day yokk njàmbaaram kon Malcom jàmbaar nga te yoon bi nga nekk jàpp ci nga continuer ci lépp dina ñëw lépp dina baax dina ñëw léegi ci waxtaan wi day gën a yaatu day gën a dem sama copain oncle Sam mon oncle oncle Sam bëgg naa la mais oncle Sam li nga xam ni moom mooy islam bi yow it nga koy def fële ci dëkk ba ci loñ Fuuta si loon Matam ñi ngi fay góorgóorlu bu baax a baax si li nga xam ni mooy seen làkk national yi loolu tamit il faut ñu wax ci lu làkk national yi xam nga salaam yaa koy wax élèves yi ñu ngi gën a gëstu salaam bi dëgg la te élèves yi vu que moom ñoom ci école yi amul ay enseignant ñuy jàngal làkk national yi dëgg la mooy amul ay enseignant en pulaar enseignant en wolof loolu tamit war nañ ci xeex pour dès l'école primaire mu am kuy jàngale olof kuy jàngale pulaar zone bi nga ne kuy jàngale séeréer lu tax parce que ñooy jàng espagnol portugais te ñoom loolu yëpp ay làkk nasaraan la mais université fi ngeen nekk noonu faculté de des lettres lettres waaw foofu seen làkk alpulaar wala làkk bi ngeen di làkk ndegam ñu ngi ko fay jëmmal bu baax a baax mais foofu tamit programme bu ñu may làkke national yi bëriwul bëriwul parce que suñu ñëwee ba licence 2 la ñuy wax semestre 2 bi la ñuy def ngay choisir làkk bu la neex loolu choix la parfois Haalpulaar yi choisir làkk pulaar ku gën a lii parce que moyen ngay wut avant tout aussi ku gën a sawar ci olof bi dem choisir olof kee choisir séeréer keneen ki choisir làkk beneen làkk national bu mu gën a sawar rek loolu tamit ñu ngi koy jàng ci mooy faculté des lettres du yeneen faculté yi mais je pense faculté des lettres foofu bëri na fa tamit pour rebondiraat ci sa question fale Fuuta élèves yi suñuy commencé salaam en français la ñuy commencé parce que ay élèves lañu dëgg la ñoom français lañ leen jàngal lire français lañ leen jàngal wax même avant sax ba léegi laa rendre compte que ñun ay esclaves lañu mës a doon avant parce que symbole soo waxul français ñu defal la symbole wala nga fay dëgg la loolu tamit beneen xeetu esclavage la quoi dañu wax ci dëgg rek dëgg la nga bàyyi sa làkk dëgg la soo waxul français ci kaw ci biir école bi wala soo duggee école bi rek français obligatoirement nga war a wax alors que yaa ngi bàyyi sa làkk yaa ngi déraciné wu loolu tamit ñun xale yi wala ñun génération bi xamuñu woon parce que ay xale lañu woon dañuy dugal école rek dem leen jàngi même soo defee benn faute français rek dañ lay ree mais soo defee benn faute olof wala pulaar kenn du la ree dañuy wax mënoo pulaar wala affaire mais kenn du la ree français bi ngay gën a lii parce que dañ lay wax waxal français mais à un moment donné il faut ñu commencer wax tamit suñuy làkk yi élèves yi foofu ngay commencer vu que ñoom ñu ngi commencer bëgg salaam te ñoom français la ñuy gën a bind parce que dañuy bind ay dissertation bind ay dara ñu ngay jàngal français d'abord de base pour ñu commencer bind expliquer leen après nga commencer dugal loolu ci pulaar bi ñee am na ñuy commencer
def ay texte pulaar. dëgg la lu gën a ñu ngi koy encouragé foofu lu gën a bëri. mais la plupart comme Dakar la rek français bi la ñuy gën a yëngu mais pulaar bi tamit am na ay slameur purement pulaar foofu. dëgg la mun naa ko wax Géel Prési double cerveau yeneen ñoom pulaar la ñuy gën a def dañuy def français. mais pulaar la ñuy gën a def seen identité. man tamit damay mélanger pulaar bi ak français bi. lu gën a bëri parce que may commencé tamit bindkat laa woon dama doon bind ay histoire. dëgg la ay histoire laa doon bind foofu laa commencé bi ma doon def classe de seconde. dëgg la après foofu laa commencé bind ba sama benn prof gis ba sama benn prof léegi Tambacounda la nekk sax. moom Tambacounda la dëkk. donc mu créé benn collectif man kese maa fa nekkoon ak yeneen jigéen. après man ba léegi man kese maay continuer ci collectif bi à part yeneen yu bees yu ñëw. parce que maa leen dugal foofu. collectif bu tudd Timtimol Salam Timtimol mooy arc-en-ciel. arc-en-ciel waaw arc-en-ciel en pulaar. mooy Timtimol mooy arc-en-ciel. ba léegi loolu moo tax parfois sax su ñu waxee arc-en-ciel non lu tax couleur ma ne arc-en-ciel c'est naturel. dëgg la su tawee dañuy gis arc-en-ciel. dëgg yàlla la moo ko moom kenn moomu ko. dëgg la loolu moo tax Timtimol tamit. waaw ñu wax lu tax doo changer tur bi Timtimol léegi. dëkk bi macha et tout léegi après loolu la quoi. dëgg la après foofu laa commencé prof bi ñu affecté fa ko. muy dëgg. après ma déroulé liggéey bi tamit may gën a def ay atelier ba léegi. dëgg la te suñuy dëkk sax moo jëloon Islamic School Tour passé niveau régional. dëgg la loolu moo tax ñu indi leen niveau national ñu compétir ñu gën a jàngaat tamit. di demande quoi muy gën a mais yaatu instant yi moom xale yi yëpp xam nañu luy salaam. waaw léegi li ñuy gën a def mooy langue locale yi ñu jën ci liggéey encore. incha allah incha allah macha allah ni mu ko waxee léegi Islam School Tour ba ñi ko xamul dafa nekk compétition boo xam ni école yi ñoo koy def maanaam ndaw yi nga xam ni ñoo nekk ci école yi ñoom la ñuy defal compétition boo xam ni dañuy compétir ci li nga xam ni mooy wàllum slam maanaam mooy art bi ngeen gis léegi nii bari woon lool ñu ko doon def fii ci Ndakaaru waaye yàlla def na ba léegi mi ngi génn ci région yi moom la leen di wax léegi que ni ñoom ñoo ko jëloon ci at mi passé léegi nag niveau régional damay ñëw rek ci benn waxtaan ndax mënuñu wax art oratoire te waxuñu Afrique mënuñu wax art oratoire te waxuñu Sénégal te boo duggee Sénégal mënoo wax art oratoire it te duggoo Fuuta ndax suñu maam yi dañ daan wax di jat bay def ay xarbaax yu baree bari ci li nga xam ni ci kàddu lañ koy defee ndax dañ ci daan faj doomu aadama feebar boo mënti feebar ñu faj la te lépp ci ay kàddu la yoo xam ni moom la ñuy génne xëy na tubaab bi nag ñëw na indil ñu baat bi ñu naan slam waaye ci sama gis-gis wala xëy na yow ci sa xalaat yaakaar naa ni boog lu fi yàgg la. Baye Diorigne question bi dama ciy sawaru tontu. franchement parce que ci instant yi ci projet boobu laa nekk sax. depuis plus de 1 an. projet boobu bi ma doon def sax ay atelier festival amoon nañu benn festival des cultures urbaines de Thilogne. benn festival international bu ñu doon def ci décembre bi passé. dama doon expliquer ñeneen ñi doon ñëw pour assister atelier bi le slam on n'a pas créé le slam dans les années 80 comme ni ñu koy waxee. dëgg la. ça vient pas des États-Unis loolu yëpp il faut ñu commencer ko réfuter quoi genre. parce que ñun fii avant xamuñu woon bind en fait am nañu woon ni ñuy bindee. waaw xam nañu bind mais avant le message passait de bouche à oreille. déclamer rek. les griots yi. dëgg la suñuy jàng mooy arbre général yu nit ki. dëgg la dañ koy wax say maam mu koy jàpp. dëgg la ñu koy wax mu koy jàpp après moom muy répété. loolu yëpp art oratoire la parce que du ñu bind du ñu def dara. ñoom seen xel yi dafa yàlla da leen di mayoon en fait. te depuis plus de 1 an ñoo ngi commencé woon dugg ci benn projet mooy Djibril Thiam. moo initié sax. maa ngi koy nuyu tamit. jàmbaar la dañoo demoon ci benn projet tamit ñu jox ñu ay mission ku nekk gëstu ci patrimoine immatériel am. dëgg la man ma choisiroon Pékaan yow xam nga Pékaan. dëgg la art oratoire la. dëgg la lébu yu nekk Fuuta. mooy subal bi lañ lay woowee. comme lébu ñoom ci dex bi la ñu nekk mooy fleuve bi la ñu nekk. ñoom ñooy lébu yu foofu quoi suñu waxee lébu. en Fuuta mooy subal bi kon ñoom ñoo nekk ci fleuve bi ñoom dañuy am ay incantation mystique
d'abord. dëgg la incantation mystique yi man yor naa ci lu bëri ci sama téléphone maa ngi koy jàng mais li mu ci xam d'abord li mu ci jàpp bëriwul mais maa ngi koy jàng yor naa ci bëri lu bëri maa ngi koy denc pour jàng ko parce que loolu tamit il faut ma commencer gëstu ci loolu. doguma la mais mën nga ma si may tuuti rek si niñ daan jate. j'ai envie de savoir la mooy pékaan parce que je pense que miinu ma ko quand même maa ngi koy dégg mais miinu ma ko quand même. waaw très bien pékaan. waaw avant may ñëw ci incantation bi. incantation benn pàcc ci pékaan la. waaw pékaan day am woykat. après que woykat bi suy woy. waaw ay histoire gellaay histoire ni ñuy jeexee Gellaay ak crocodile bi waaw. ñu ñuy pour xeex ak crocodile pour dem jàpp suñu xamee wala la sirène ñuy wooyee sirène. waaw. ñun caamaaba lañ fay wooyee foofu. sooy xeex ak caamaaba bi mooy ci biir dex bi mooy su yëngatoo rek su meree. waaw ban incantation ngay utiliser pour commencer contrôler. mais te incantation bi ma bëgg a wax nii. sooy bëgg di jàpp crocodile ci biir fleuve bi. waaw boobu ngay wax mun nga ko essayer sax. waaw nga essayer ko nga dugg ci biir après da ngay mun. bool laa xaw a ndox. après mun nga ñu wax bisimilahi daaboo yara samba. waaw samba dewalamin saako dewalamin. waaw salaali muhammadu walaali muhammad sanduraaji banduraaji tuggude kachat gaño koye semti baaba yehi kiilaaji yehi hacce mumin sabu allah ngara hay sa addaraani koota. waaw loolu day utiliser ay mots yu bëri. waaw mots yu mystique. ñu ko xam nga am na ay mots yu mystique salaali muhammad walaali muhammad loolu moom ñëpp xam nañ ko. dañ koy waaw mais sanduraaji banduraaji am yooyu ay mots yu mystique ñu déchiffré wul. ci dëgg la yeneen làkk yi. dëgg la parce que c'est voué juste pour ñu commencer contrôler crocodile bi. mais am na yeneen mots yuy dugg mooy gaño koy semti. mooy gaño koy semti mooy l'ennemi à tort gaño ñu koy waxee ci olof sax l'ennemi mooy noon waaw noon bi waxul dëgg. dëgg la waaw ci incantation bi. waaw noon bi waxul dëgg. waxul dëgg la. noon bi waxul gaño koy semti. noon la bi waxul dëgg. genre incantation yooyu purement poétique c'est de la poésie te moom te incantation depuis la nuit des temps ñu ngi fi. mu ngi fi te day am kuy déclamer di wéy après keneen ki ne ëpp do mooy bàyyi ko fi. dugal incantation. dëgg la dem naa ci dex bi dugg ci dex bi dapp crocodile bi ñu ngi koy waxee ci ay façon incantation. waaw dapp crocodile bi nee ma nii muy wax rek genre c'est histoire bu ñuy day raconter histoire. moom lan la def ak crocodile bi wala lan la def ak yeneen xeetu espèces yu nekk ci dex bi. parce que am na yeneen espèces yu nekk ci fleuve bi tamit. dañ koy contrôler niveau tamit soo feebaree am na ay incantation yu ñuy wax yooyu tamit am naa ko soo bëggee wax ci mbooloo tamit am na ay incantation. soo bëggee dem voyager loolu yëpp. ak bari religion bi rek moo ko remplacer mais ba léegi day exister. dëgg la ñun mystiquement. je dirais pas c'est mystique parce que soo waxee mystique rek. dañuy wax dafa baaxut. te ñun suñu histoire la genre yooyu mu ngi ci olof yi mu ngi ci séeréer yi mu ngi ci pël yi mu ngi ci ku nekk am na. façon am nga tradition bi ngay war a utiliser. dëgg la pour doxal sa dund. dëgg la pour dem ci mbooloo pour dugg ci ay dex wala pour wax dara wala pour am dara. dëgg la loolu yëpp suñ ko bàyyee fii jàpp yëfu tubaab yi tamit. loolu tamit duñu arrangé. dañuy perte suñu identité tamit. dëgg la loolu tamit il faut ñu gëstu ci. macha allah li mu wax yëpp njariñ la li mu wax nii dama cee doon seede. ndax damaa dem foofu dem naa fa ay yoon maa ngi fa gëj yàggul ak Baaba Maal ñu dugg ci àll bi dugg ci yu bëree bëri donc lu may gëstu la te xam naa ci lu bëri te bëri na njariñ yoo xam ni it mi ngi ci biir yoo xam ni war nañ ko war a gën a mën a wan doomu aadama yi Malcolm li nga xam ni mooy proverbe yi ñu koy wax ci wolof baatal yi muy baatal yi nga xam ni bàyyi woon nañ ko fi proverbe yi ñu fi bàyyi woon est-ce que jotul ñu gën koo indiwaat ndax mu gën a am na lu mu gën a mën a defaraat ci doomu aadama yi. waaw man je dis que souvent. dañuy négliger yoo xamante ne wax ju ndaw la yuy wund yoo xam ne buñ ko doon jàngat di ko càmbaraat mun na tax yu bëri yuy xew ci ñaawteef ak yooyu mun naa ñàkk. dëgg la ndaxte boo xoolee tey proverbe bi non seulement da lay motiver. te au-delà de motivation bu muy def sens bi nekk ci ginnaaw. sens bi nekk ci ginnaaw moo gën a ëpp solo exemple man la ku muñ dëgg la ñaari baat la. dëgg la mu nekk en phase avec la religion
wallahuma sabirin yàlla mu ngi ànd ak aji muñ ñi. dëgg la donc proverbe boobu dafa tënku wax yàlla tënk wax nit ak nit tey boo ñëw di ñaxtu nga ne booy ku muñ dem sa yoon. dëgg la yow mun nga wax noonu dem mais man daf may travailler. des si yow. motivation lay nekkaat ci man. dëgg la te en plus enseignement bi nekk ci ginnaaw kenn xamul nu mu toll. donc man damay wax ne yu bëri mu ngi xew te da ngay wax benn proverbe olof man dañ naan boo da ngaa dégg olof de te man xam naa ne dégguma olof. waaw waaw des fois man je peine à écrire un mot wolof. dëgg la léegi dana boo da ngaa dégg olof de ma ne c'est ça le problème. xam man ñenn ñi man su ma xamee ne man ma xam ne wesh la ñu ne man maa dégg olof ko ñoom nan lañ def. dëgg la donc dafa am yoo xam ne ñun ñoo ko moom bàyyi nañ ko mooy sax yu bëri mu ngi xew nii mais ci ginnaaw xewutoon macha allah seen génération yi ñun liñ sañ dëgg la yéen sañoo leen ko woon dëgg la dëgg la boo yi di ñëwaat li ñuy sañ dëgg la ñun duñ ko ñeme dëgg la donc dañoo bàyyi lu bari muy lu ñu fi bàyyi woon te yooyu tant que ñëwaatu mooy loolu si ñëwaat si importance oralité boobu dafa am benn lu xew c'est bien nit ñi di lire Wattpad et cetera c'est bien Wattpad mais man pour man oralité li mun a def bind mënu ko man mënuma lire sax électronique moo bëggee lire damay jënd livre man dëgg la donc oralité li mu mën dafa am benn fasaaxa bu yàlla def ci làmmiñ de bouche à oreille dong la mën a nekkee mënul nekkee écriture connexion bi am mu ngi mel ne ngay bind sa leçon bi nga bind tiim ko ak say bët ak sa loxo di wax sa nopp di ko dégg mooy gën a gaaw moo ko sax ka bi nga dem photocopie jëkk a jàng donc tey loolu c'est mystique borom bi mooy moo ñëwee doomu aadama moo ñaale alam bi ak noonu donc yooyu bu dañee rek da ngay gis ñun ñu ngi suñu mbir mu ngi sooxe yaa ngi wax sànq ne tubaab dañu force écriture bi leer na yàlla yu bëri mu ngi xew négligence bi ñu def moo tax loolu kese moo waral loolu donc bu ñu fësalaatee oralité bi leer na yàlla yu bëri yu am ni mën na ñàkk waaw yokk ci dara oralité bi dong pour yokk ci dara pour du ma ko dog sama waay la donc mooy am na benn vidéo bi ma doon seetaan keroog mooy benn juif benn pape la pa prêtre bu mag pape prêtre bu mag juif moom muy wax nit su mënee dund su buggee dund bu neex ci àdduna bi ñoom xam nga ñoom yàlla daf leen war sa gëlee matériel juif yi ñëpp xam ne xam-xamu scientifique ñoom mu ne nit su buggee dund aisément am matériel côté dund bu neex et tout mu ne wax la parole dëgg la mu ne soo buggee dara sotti rek waxal positivement mais wax ak sa bouche nag ak sa gémmiñ nag dëgg la nga wax man lii dama koy am dëgg la yàlla loolu la bëggul ay du ay écrit ay xalaat de déedéet soo xalaatee dara lu baax soo bëggee mu am waaw foo nga wax ko dëgg la soo ko waxee rek mu am dëgg la mais soo xalaatee dara lu bon soo bëggee mu am soo ko waxee tamit mu am lépp ci wax dafa fort dafa fort dëgg la bind du dara wax dafa Walla. mystique yàlla foofu la créé lépp dëgg la dëgg ci la baat ci wax waaw kon nañu wax waaw te nañu wax lu baax dëgg la nañ wax lu baax nañ wax lu baax ndax wax ju baax sarax la kon jël leen ñii li ñuy wax nii sarax la yéen a ko moom foofu la ñuy jaare rek Ablaye ñu doxantu rek dem seeti Baye Demba ndax Baye Demba am na fi solo te gaa yaa ngi koy laajte nañ dem ñu xool Baye Demba si baatu wolof ñu dem ñëwaat léegi nañ dem. Chaque peuple a le droit de mener sa vie comme bon le semble. Ce continent est riche. Nous avons la jeunesse pour grandir là, pour guérir, et la mort pour vivre. acca macha allah Baye Demba ngi noonu ngeen koy yàgg gis saa su ne gars yi di ko laajte saa su ne moom it li ma leen wax léegi rek moom xam-xam rek lay indi te gëstu sa làkk gëstu sa say làkku réew dafa am dafa doon lu am solo ma ñëw si Malcolm wala ma ñëw si waaw Malcolm li Baye Demba di def muy baatu wolof ak suñu làkk national yi ni mu koy wanee ak baat yi nga xam ne yàq nañ leen mu koy wane saa su ne nan nga ci gis lan lay def si yow. waaw non seulement man personnellement. dëgg la ndax des fois da ngay bëgg a wax yenn yi da ngay am ay jafe-jafe pour wax ko donc yii da lay xettali pour nga mën a def yem tey ma bëgg a wax eau de javel. eau de javel. olof mu amu ko eau de javel la wala mën na leen vinaigre. genre y a des mots yoo xam ne yu ñàkk fayda nii. mais yow l'islam laatis da nga koy soxla tellement. te yii nga ko mën a amee. donc di wax yii normalement man je me dis que dañ ko war di dagg di ko daggaat di ko def ci réseaux sociaux yi surtout ñu koy jëriñoo. ndax yu bëri mi ngi am mi ngi mel ni ma ñëw ne la salaamaaleykum. te c'est asalaamaaleykum. bien vrai que c'est pas olof. c'est arabe mais
njëriñ bi mu ngi ci asalaamaaleykum bi. dëgg la tey su ma ne laa asalaamaaleykum rek. dëgg la du jëriñ dara donc yàq bi mu ngi gën a jëm kanam. dëgg la jaajëf ba jaaf. jaajëf xoolal loolu mu ngi dem ba dañuy bàyyi dama baati duñ ci bàyyi xel. dëgg la te dara bu cëslaay la yàqoo. bu cëslaay la bu yàqoo. waaw mun na am solo. dëgg la mais bu doon jàll 10 2 lay mujjee doon. Est-ce donc que- di wax yii moom wax dëgg yàlla c'est à valoriser. am na solo am na solo loolu ci gis. waaw en tout cas lu mu wax. c'est mooy dafa am sens bu mag. ñaar Baye Demba aussi maa ngi koy jaajëfal. Baye Demba joxoon nañu ay cours yu am solo am solo te maa ngi wax exemple la Baye Demba. moom exemple la. moom yombul nga gis ndaw muy jàng ba université muy topp làkkam rek ba ci am doctorat am na ci sax doctorat. dëgg la loolu tamit yombul. Dëgg la dañuy wax amul sens sa làkk affaire yooyu. doo am avenir bu baax affaire yooyu te loolu yëpp ay caaxaan kese la. Dëgg la ay caaxaan képp la. dëgg la même si man français laay def c'est vrai. mais maa ngi koy encourager. ci moom tamit wax li ñu koy waxee mooy li ñuy yàkkee baatu yi te lépp ci wax la. du ci bind parce que sooy bind asalaamaaleykum day wax dangay bind asalaamaaleykum mais salaamaaleykum ngay wax. dëgg la mais même wird sax maa ngi téye nii kurus. waaw suñu lay jox dara pour nga wird ko pour nga am ko wala pour nga def dara wala pour mu aar la. xam nga baat yooyu il faut nga wax ko normalement. dëgg la man ci daggal benn araf. dëgg la loolu tamit il faut ñu commencer gëstu ci baat yooyu. baat waruñu koo dagg. dëgg la parce que soo daggee tuuti rek sens bi dem na benn feneen. dëgg la ku wàcc sa ànd. waaw ànd boo dem. dëgg la fekk fa borom. wax bu am solo la wax. alpulaar bu déggul olof laa mi ngi noonu alpulaar bu déggul wolof la wax ku wàcc sab ànd la wax ku wàcc sab ànd la waxul ànd de waaw moytu leen ànd bi gaa yu bari dañuy wax ànd dama koy dégg ci kilifa yu bari ñu naan ku wàcc sa ànd boo dem fekk borom toog fa ak nangam sangam waaye gis nga ni ñu ko wolof di wane mu ni ànd la wax ku wàcc mooy nga bàyyi sab ànd boo dem di nga fekk ñooñu ànd nga déglu wolof comme ni nga ko waxee léegi rek toujours dañuy jël lu bari changé ko nga gis nit di la bëgg a wax baa yaa ngi ci jàmm mu ni la baa yaa ngi ci jaam waaw te nekkatuñu ci jamonoy jaam jàmm la ñu wax donc yooyu yëpp c'est ay mbir la yoo xam ni foofu ñuy gëstu ko yaa ngi may wax léegi tamit ci wàllu mbind mi ndax nasaraan bi xam ni day jël mbindum wolof bëgg a xam mbind mi lan lay wax mu jël yóbbu ko Google pour mu traduiral ko su demee du ko traduire ndax nañ ko bindee jubul waaye soo ko bindee mbind mu jub foo ko dugal mu ni la li nga wax lii la ak lii fii la jóge moo tax macha allah ni ma daan wax rek Sénégal ndaw ñu mel nii la soxla Sénégal it soxla na ndaw ñu mel ni yéen ngir ñu wane li nekk ci yéen ndax bari na loo xam ni làqu na te nii moo mën a tax ñun ñu indi ko mënoon nañ yem rek ci déclamer di wax lu ñu neex waaye saa su ne yéen a ngi gëstu di wuti xam-xam di indi donc ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax ci liggéey bu rafet boobu ngeen di liggéey association yi organisation yi partenaires yi sponsors yi yéen ñëpp ndaw Sénégal a ngi nii te aar bu neex a ngi nii aar boo xam ne mën nga ci jàllale lépp loo mën a jàllale ci yar ak teggin kon macha allah ñëw leen ngeen liggéey ak ndaw ñi du ma def lu dul xam naa dañuy waaj a tàggoo balaa ñuy tàggoo dinañ dugg ci projet yi tuuti rek ak li nga xam ni moom mooy événement yi nga xam ni def ngeen ko ci at mi nga xam ni ci lañ nekk walla at mi ñu weesu ngeen def ci ay événement yu am solo balaa ñuy dem foofu rek bii moom dañ koy enchaîner ni ñu koy enchaîner mooy nan la ñuy def Ablaye oncle Sam day ñëw salaam su paree rek Malcolm it salaam ñu defal leen benn enchaînement boo xam ni dama bëgg ñu yóbbu leen ci benn voyage bu doy waar voyage boo xam ni Fatima mi toog ak Khadija ñiy jàkkaarloog ñun yëg-yëg bi ñuy yëg laa bëgg yéen ngeen yëg ko kon dañuy dem ñu delluwaat ak oncle Sam nañ dem ci lañ ñëwaat. Chaque peuple a le droit de mener sa vie comme bon le semble. Ce continent est riche. Nous avons la jeunesse pour grandir là, pour guérir, et la mort pour vivre. Prenons-nous la peine d'écrire. Chaque peuple a le droit de mener sa vie comme bon le semble.
droit de mener sa vie comme bon le semble. Ce continent est riche. Nous avons la jeunesse pour grandir là, pour guérir et la mort pour vivre. Prenons-nous la peine d'écrire. kode ñaari miijam ruttima koye ma an giɗelam maleykaji jettini geno haaji yiddam laabtine ɗolkugol naange e dow hayre kanŋe duule carima asaman udditima yeeso ma feeñi ha guite yimɓe fof payi dow a faydama e urul eyni an urul eyni e hakkude sagataɓe fof a suɓima kam goppiɗɗa yidde faye ɓerdam e on saaha gandumi ko lañal gillima paaɗe yam e on saaha darɗa yeeso am ene jalba yiddam e ma guitam goyi sababune ɗal kangu mo sango ma ar an feccere fittandam ar guiɗalam tottam jungo nda jungo jaaden jewten tawɗa takki saram mbaɗa tina nguleki ɓandu ma aɗa heɓa nguleki ɓandam taw kolo dumunno kolo saaha kolo waktu kolo hojom kolo mejet mbaɗa ittanma yewede guiɗalam ko an saabi mbaɗa heɓa jam e nder jamma jam guiɗalam mbaɗa hoyɗito aɗa hoyɗa e nder koyɗalam koyon jamma koyɗe men denti e koyɗol gotol koye on saaha ɓerɗe men denti e ɓoggol gotol tagi arminawma ha ciloñ daga weelu koyɗe oole nammaji wuro sandaji e beydaji subokaji walla jammaji ɗon jam ganda ɗon jam jaguira ko aadi guiɗalam aɗa yooɗi yimɓe kaali aɗa feewi yimɓe teddini guiɗalam aɗa yooɗi yimɓe kaali aɗa feewi yimɓe teddinima ar kumen kurtoɗa wudere sañade murnoɗa tagi mi wima sañade wudere sañade ar cuddeɗa wudere sañade murneɗa wudere sañade ar kumen kurtoɗen wudere sañade murnoɗa guiɗalam ɓe mbi so yidde haɗi mi yiide ɓe mbi yidde ne wawi hadde mi yiide mais min hayso mi ɗanima guitam jiima wadde sañade ar cuddeɗa wudere sañade mi arta hadi kode ñaari miijam ruttima koye ma an guiɗalam maleykaji jettini geno haaji yiddam laabtino ɗelkugol naange e dow hayre kanŋe duule carima asaman udditima yeeso ma feeñi ha guite yimɓe fof payi dow a faydama e urul eyni an guiɗalam an urul eyni e hakkude sagataɓe fof a suɓima kam goppiɗɗa yidde faye ɓerdam e on saaha gandumi ko lañal gillima paade yam e on saaha darɗa yeeso am ene jalɓa yiddame ma guitam goyi sababune ɗelkagu mosago ma jehen taccen maayo seɗen tacca maayo nooro laawima so nooro laawima mi jagganma sappugol mi wima salali mouhammad walali mouhammad sanduraji banduraji gaño koye semti tuggude cachette gaño koye semti baba yeehi kiilaci yeehi hacce mumin saabu allah gara haysa addarani kota mi jaggi nooro mi ɓennini mama mi taccino mama maayo an guiɗalam ar kumen kurtoɗa wudere sañade murnoɗa salam. Chaque peuple a le droit de mener sa vie comme bon le semble. Ce continent est riche. Nous avons la jeunesse pour grandir. bi ma defee malaaka may béy ca tool yàlla xam ne jaaxalal na ma su ma demee si dëj ngeen di ndaw tal naan diw mbaa jaxal na ma yéen a gën ci lu yàlla bind te du ngeen jóg di def jëfi ñooñu waay jaxal na ma dëggi daal Sénégal njaay jaxal nañ ma bul di xool ci li may wax xoolal ci nii ma mel te waroo xool ci ni ma mel déglul li may wax ku amul wéeru waay yaay ki neex ba mëx bul di wax li ngay dund del dund li ngay wax ndax ku attitude yu ven di daw sa dret foo jaar tombé artère propos yu vague yu bigi waxoon du moo taxoon tu pak mère du paw ak mère kese ya yow respect donte ci ñoom nga tase fii ko fonto fi mu féetee fulam fël yéen ñaar seen ànd falay tase ndax le respect est réciproque alors que raillerie raru fi roube ruumandaat règle la léegi lii ñaaw na trop nous sommes dans le même rang waaye kon ranking waru fi reñe range leen rafaalu làmmeñ yi luy ruube nañ ko roñe ku ne foo faree
toogal foofee foo fare nit nite taki xool nit di gis nit ni moom du nuuroom la niitee yaa ulil albaab te yéen ngeen jom ba def jëf ju nite moo ne seen maam di rëccu lim tee woon pom ci pom tey ngeen di dundee néew ñu am bàmmeelu biir ku ne ngi bëgg a suul sa morom di ko jaay ne maa la gën dee te ki gën de moo kennal kàllaamay kun keneen kuñ fi teg ku ngande ku kaane ngay doon ci ñun nit a namm ñaw kaam ngir ñaas naw leem mujjee ñam nu na raam juddu dox daw tey mu naaw fàtte ki taxoon mu mën a raam jël na place am moom jébbal na ko moromam ni moom fàtte na ma ko kee ki leen moo la leen boole moom boo waxee ñu ne la ndaw lu ne darajay ko yónni la taxawee dëgg la mais inni jaa ilum fil ardi xalifa musul tekk ne yow la yàlla ma laaj la nan la yàlla yi tooñee yàlla seetaan yàlla duma yàlla du mooy yàlla ñàkk yàlla di may yàlla tànk loxo bopp lan la doon xanaa du mayu yàlla xoolal ñi la topp amal fitu ne leen du may yàlla lu ko may bu subaa nga guddee yaay am du may yàlla yàkki ñàkk kersa amoo fulaak fayda du moyu yàlla xool sa moroom nit ni yow joxoñ daat ne diway yàlla ñu ngi dalal salaam ci jëwriñ ji ñu nit ñu ngi diway yàlla ndaxte yàlla jox nañu ju ñu yeeg jaaji yi ñu jaadu jum jiin jina yi nañ ji laaj ju ñu ngi jiin jàmm jug jàpp dem julli ji waaye yéen a saxoo di tegante dënn ndax benn billet taw te ku daw ba raw ci yéen regressé waat ma yow dañ lay gaw ñu war a remplir ba mu rembet ñoo wiiri di ruubay raa yi ku ne ngi rëbb ka ràbb rondu num rendee moroomam raw jargoñ ci lëndëm nit ci boppam moo lëndëm ndax fii la ku ne gàddu ga la nam te mukk mu tëgg ci lëndëm yéen ñëpp a yem kenn yemul ci yéen yónni nañ yónneen mu yiw yaatu yette ngeen a yiwul leen yéen waaye yéen a yees yéen yónni Yusuf yeesal yoonu Yunus ba tey yeewuwul leen yéen a yees yéen ñëpp a yem kenn yemul ci yéen jigéen ñiy wane ween ñi rot ci tuñ góor ñaa ngi yeesal yéen a yees yéen. Chaque peuple a le droit de mener sa vie comme bon le semble. Ce continent est riche. Nous avons la jeunesse pour grandir là, pour guérir, et la mort pour vivre. Prenons-nous la peine d'écrire. Chaque peuple a le droit de mener sa vie comme bon le semble. Ce continent est riche. salaam laay wax salaam macha allah gis ngeen aar bi nu mu mel gis ngeen aar bi nu mu doyee waar gis ngeen jeu de mots yi gis ngeen ni ko Malcolm defee et déglu ngeen it xool ni nga xam ne noonu la oncle Sam ñëwee it ci li nga xam ne mooy làkkum alpulaar bi mu doon lu am solo ñu doon ay jàmbaar lool lii yëpp tamit di leen wan ni salaam nekkul rek ni ci làkkum nasaraan nga ko war a mën a def wala ci beneen làkk bu doomu aadama di làkk wala làkk bi nga dégg war nga cee mën a wax ak doomu aadama yi ñu dégg la moo tax seen kàddu yi am na solo lool ñii daa mel ni ñoom dañoo yées ñoom non am na solo mais ça amul nga doon wax mbëggeel nga doon wax de non man li muy wax déggoo dara mais la façon dont il m'a captivé waaw xam nga li ma la wax sànq naan le slameur moom donc moo war a mën a wax texam dëgg la fii laa koy yóbbu dëgg man la dégg ma pulaar mais su ma juumut tu parlais de l'amour voilà c'est ça quoi xam nga lan moo indi loolu ndax yaa ngi déglu xam nga fi muy wax man maa ngi déglu xam naa ci li muy wax te dégguñu làkk bi ñuy làkk effectivement maanaam loolu dafa am lu muy wane Fatima loolu dafay wane ni salaam nekkul lu ñuy dégg lu ñuy yëg la du lu ñuy dégg lu ñuy yëg la luy yëg di doomu aadama bi di yëg la nga gis dañ ñoom Tupac dañ daan nekk fii di rap gaa yi di jooy te pourtant kiy jooy déggul anglais ouais effectivement te pourtant Tupac da ko yóbbu fa soree sori moo tax foofu ñu gëm ni làkk yi ni làkk du lu ñuy dégg waaye lu ñuy yëg la pour ñuy yëg ko nag foofu ki koy génne di ko génnee yëg-yëg kii làkk séeréer nañuy indil séeréer bi ñi nga xam ne ay séeréer lañ na ñuy indil séeréer bi ñi nga xam ne ay bambara lañ na ñuy indil seeni làkk waay jàpp leen ci indil leen ñu làkk yi li ñu moom dara dàqu ko mi ngi ñu jege li la jege jarul ngay daw di wuti leneen lu sori moo tax
voilà bañ a làqatu si yeneen làkk yi loolu am na solo ndax ki nga xam ni moom mooy léegi nii bi ngay salaam rek sama xel def ci dem muy ñaari kilifa yu mag ñoo xam ni ba ñett ñoo xam ni dañuy bëggee lool li nga xam ni yéen a ngi koy def kenn ki foofu ma tudd ko ndax seen mbokk la alpulaar la te dégg na wax ji ngay wax kenn ki mooy Aliou Ly di nekk UNESCO xam ngeen ko jot na liggéey ak yéen moom salaam bi da koy yóbbu fu soree sori moom it mu doon koo xam ni njabootam yëpp daf leen naptal ci li nga xam ni mooy salaam di leen ko wan di leen jàngal li nga xam ni mooy njariñ bi nekk ci salaam muy Aliou Ly ñu ngi koy nuyu bu baax a baax ak Amadou Sy ñu ngi koy nuyu ak suñu patron bu nekk fii tamit bu ñuy wax Mamadou Ndiaye léegi rek mi ngi naan ma jëwriñ li ma gën a neex ci émission bi mooy da ñuy jëlali ñu sori ñoo xam ni sori nañ lool nga indi leen ñuy indi njariñ ci askan wi donc léegi rek la ma koy wax moo tax foofu moo jaar ci seen tur ñooñu ñu ngi leen di béggee bu baax a baax di béggee salaam bi bu baax a baax su ma ñëwee Diourbel it ki ñuy wax Abdourahmane Cissé mu nekk directeur de Sénégalais de l'extérieur moom it mu nekk koo xam ni doomu Diourbel la waaye kuy béggee lool salaam bi ngeen di def moom it yóbbante comme ni ma ko waxee yóbbante àq la te saa yoo ko waxul rek war nga moo tax foofu ma wax yóbbante bi mi ngi noonu ni ma leen ko daan defee rek ak yéen saa su ne noonu lañ koy defee si seen émission dalal salaam jamono yii ñu passé nag bari na événement salaam yu am ndax jóge naa fi dem fi nga xam ni mooy Ndar wan naa leen ko ci télé bi jóge naa fi it dem fi nga xam ni mooy Bignona kon donc gis nga salaam nu muy demee di gën a xuus di gën a dugg fu gën a sori xale yi tamit ñi si mel ni ñoom plume de la jeunesse ñoom ñëpp ñi ngi def ay yëngu-yëngu yu am solo ñoom xajaar ñoom benn mënuma leen ñàkk a wax waa Bignona ñu def liggéey bu rafet def fa ay salaam yu am solo def fa ay atelier yu am solo donc lii rek mooy seen émission dalal salaam saa su ne rek dañ leen di indil information indil leen li nga xam ni moom mooy mbégte bi nga xam ni moo nekk ci salaam boole ko wan ko li nga xam ni moom mooy askan bi fi ñuy tëjee rek ci kenn ku nekk Malcolm nga wax ñu tuuti rek ci compétition bu mag bi nga xam ni organisé woon nga ko Diourbel yàggul ak ki nga xam ni moom moo ko gagné su ma juumul waa Mbour la ñoo jël raw gàddu bi gis nga waa Mbour dañoo jugee Mbour jël oto dem ba Diourbel dem fekk leen fa wan leen ni ñun naka ne mën nañ salaam waaw si biir grève bi donc ñoom it ñu gagné loolu nga xam ni def nañ ko wax ñu tuuti si compétition bi ni nga ko tegee ak li nga xam ni foofu ngeen jëm maanaam projet yi nga xam ni mi ngi ci kanam waaw à la base compétition bi dafa woon nekk chaque 30 décembre première édition moo nekkoon 25 novembre 2023 ci la Seydi Islam jëleen ko premier CNM d'ailleurs deuxième édition bu ñu nekk double champion cette année ci moom moo nekkoon le président du jury donc loolu mooy woon ne rek affaire yi mu ngi dem nànk-nànk waaw ñu mu waroon dem Guinée Coupe d'Afrique moo waroon dem Burkina moo taxoon ñu pousse ko ba ci mois d'avril bi mais dafa woon nekk depuis décembre bu ñu ko tegee def appel à la candidature mu nekk troisième édition bi booy inscrire franchement massivement ñu def présélection bu xaw a tar sax pratiquement toutes les régions étaient là ñu compétir première bi nekk Fatima de Thiès de la région de Thiès département Mbour mooy xaw ma nan Slamati macha allah elle est bëgg naa sax nag nga andi ko fii ci émission bi day ñëw parce que dañoo nekk ci suivi bi buñ gagné dañ ko jox enveloppe boobu ñu ngi soxla aussi di wax sponsor yi ñu ñëw jox nañ ko enveloppe jox ko tissu Getzner la je pense ñi may solal nii muy nekk waa Kamsu Shop ñoo may solal nii ñoo ñëw le premier deuxième troisième ku ci nekk jox lañ ne dara ma leen di sant di leen gërëm di wax ne kat seen liggéey rafet na parce que première édition ba léegi ñoom ñoo ci nekk partenaire principal ñoom partenaire franchement majeur muy waa Kamsu Shop di remercier le DG Assane Ndiaye gis nañ taxaw bu ñu taxaw islam ak bëgg bi mu bëgg islam Diourbel bi deuxième bi nekk je pense Blackberry de Dakar troisième bi nekk Aybi de Ziguinchor ren Diourbel moo nekkoon double champion mais malheureusement ren dafa génn quoi donc loolu lañ teg Grand Prix Alpha Rox bi ñuy waajal aussi di def spectacle yi di wàcc avec le champion du Sénégal ñu ngi waaj mu ngi waaj ñëw na ko gars yi xaar sama spectacle aussi ñu ko gars yi xaar Kay Islam di waaj aussi festival international mu bugg a teg à Diourbel di wax rek aussi slamerie fii yaa koy defee annonce bi en exclusivité damaa gis awards yi dañuy ote dañuy délégué lu bari dañuy génne léegi dafay am Kay Islam le collectif dafa bëgg a def awards yoo xam ne c'est pour les slameurs sénégalais awards bi kat ñu xool l'artiste de l'année meilleure révélation meilleur type de l'année l'artiste bi gën a productif donc Kay Islam mu ngi ci projet yooyu très bientôt inchallah dinañ def communiqué bi artistes yëpp xam ne ñu ngi leen di suivre à la fin de l'année
ñu xam ne kat ñu désigner les artistes de l'année bu na gën a pousser booy yi pour ñu liggéey. dëgg la de passage je remercie je félicite autant pour moi Plume de la jeunesse ak booy Momo Black Lion dëgg la ci seen génération bii je vois que ñun Slam da ngay gaaw a màgget quoi man Seydi yóbbu na ma retraite donc Slam da ngay gaaw a màgget dëgg la donc di wax ne seen génération booy di doog a ñëw ni Plume de la jeunesse maa ngi gis liggéeyam franchement daf ci nekk dafa constant y a aussi Momo Black Lion booy bu yëmbal bi il est constant aussi franchement ñooñu moom je tenais à dire que macha allah chapeau à eux y a bébé Slam de Tamba buy ñëw aussi moom it Dëgg le la. bébé national Waaw. donc di wax ne rek ñooñu daal gis naa ne ñu ngi ci franchement ñu ngi ci Dëgg la. donc dañoo ils sont productifs ils sont constants di wax ne nañ ci gën a nekk ñeneen ñi xool ci booy yi xam ne mën na nekk oser la rek ku oser def ko quoi soo daal lañ nekk comme ci projet yi nii actuellement di Macha waajal Allah. aussi suñu deuxième album aussi buy génn très bientôt incha allah incha allah mi ngi noonu Malcolm Malcolm ku bëgg a seetaan say slam wala ku bëgg a déglu say slam mën na la koj fan man maa ngi YouTube maa ngi Instagram maa ngi TikTok maa ngi ci plateforme de streaming yëpp ñu def Malcolm rek waaw na ma def El Malcolm X OBB Waaw. mooy original bool quoi jeex na waaw, boobu jeex moom na macha allah gis nga ni mu ko waxee moom it mi ngi jàppale ndaw yi ñi ngi nuyu bébé Salam mi ngi ba Tamba moom it dina ñëw mooy suñu bébé national dañ daan am ay amoon nañ ñoo xam ni ñooy caatu slam bi ñoom munaar doon wax léegi ni ñoom ñëpp màgg nañ ba léegi ay bébé ñëw ay xale yu ndaw di def lu am solo ci slam bi et j'avais oublié aussi bon moom jégal ma rek dañuy war doon def benn projet Awa warul jooy Waaw. mooy la femme ne doit pas pleurer avec les filles de Kaay Islam ñu koy envisager ak les champions yi jigéen ñi nga xam ne ñoo nekk ci kaw defal leen seen son bi génn na d'ailleurs Waaw. ak booy yi defoon compilation bi ñoom ñëpp bu ñu paree rek suba si dañoo dem studio def benn compilation bi di wax ci citoyenneté ñu def clip bi normalement le 1er mai la woon génn mais je suis à Dakar donc dañ ko reporté bu ma demee incha allah seen clip bi dafay génn di wax gars yi ñu jàpp ci teg leen loxo gën a booster booy yi parce que booy ils sont en train de travailler ils sont en train de faire un travail franchement remarquable quoi dëgg la jërëjëf macha allah yow it ñu ngi lay féliciter bu baax a baax oncle waaw Baye waaw Diawrigne ñoo ngi woon ci festival décembre passé waxam naa ko fii sax mooy festival des cultures urbaines de Thilogne festival international la Waaw. 4e édition avec Kissal qui moo ko doon organisé te ñu defoon ay activités yu am solo joxoon nañu ay ateliers sur la gestion des projets parce que xam nga gestion des projets tamit dafa important ci suñu festival yi dëgg la parce que avant ngay déposer projet pour am ay financement loolu yëpp dañ ci war a gëstu ñun artistes slameurs yi Dëgg la. pour recevoir ay financement jéem a dugal il faut ñu xam ni ñuy bindee projet projet bi lan la festival la wala compétition la wala lan la leneen la nga bind ko ñu koy bindee dafa am ay charte Dëgg la. soo toppee charte yi rek loolu atelier yooyu wala formation boobu lañ doon joxee ci loñ Dëgg la. à travers Kissal benn groupe samay mentor lañ ñoom après ñu def ay atelier slam tamit maa ko doon def maa doon joxe foofu atelier joxe naa fa benn une semaine atelier avant même festival bi di commencer Dëgg la. pour gën a motiver booy après tamit ci festival bi def nañu benn seppo poétique seppo mooy promenade en français seppo mooy pulaar promenade doxantu poétique ci doxantu poétique bi nag dañoo tourné ci dëkk bi yëpp di dëgg la slam dëgg la quitté benn bërëg jëm ci beneen bërëg ñëwaat ci bërëg boobu mais lépp ci slam rek Dëgg la. di slam keneen ki jox kii jox kii ba mu guddi sax ñi taal ay flambeau ñi ñibbiwuñu xale yi di toog da ngay gis ba ay 22 heures 23 heures loolu xale neex na waay. yi di des foofu parce que jeexut dëgg la tant que jeexut duñ ñibbi dëgg la te dëgg affaire la. bi dafa neex ñu dem parce que mun nga woote bi tamit am na solo bu du woote benn salle fees et tout man ma am idée tamit lu tax duñu tourné ci dëkk bi dëgg la am na ay paa yu mënul dox am Dëgg na la. ay maire yu mënul dox ñu dem fekk si leen ci seen buntu kër Salaamal ñu génn leen. salaamal leen Dëgg dem la. si beneen buntu kër salaamal leen jox keneen salaam ba Oh. dëkk bi yëpp xam ne fii moom dafa doon yëngatu dafa amoon salaam Dëgg la. te salaam maire yi léegi xam nañ ko paa yi am nañ ko ñëw léegi pour projet à venir am nañu yeneen projet ak Ligue Matam Salaam am nañu yeneen projet yuy ñëw yeneen def nañu sax journée mondiale du livre def nañu événement journée mondiale du slam def nañu événement comme ni ñu defee fii tamit journée mondiale du livre dëgg la. man samay projet personnel maa ngi instant yi maa ngi studio sax depuis des mois maa ngi studio xam naa damay génnee samay projet yeneen clip yeneen extrait pour jéem a dugg ba jéem a nekk plus productif politique parce que noonu naa tamit benn son du doon petite pépite il y a 6 mois mu ngi en YouTube Oncle Sam Slameur soo leen bindee Oncle Sam Slameur rek di ngeen gis ci YouTube TikTok ci yeneen réseaux yëpp Snapchat Instagram Facebook maa ngi ci mais temps yi damaa xaw a raar tuuti pour duggaat ci studio pour ñëw tamit génnee lu gën a neex di gën a am solo Macha gars yi Allah. mën a encourager tamit ñoo ngi wax gars yi tamit nañu encourager slameurs yi nañu encourager artistes yi parce que parfois artistes yi dañ leen di xeeb parce que man am ñu yaakaaroon sax man
salaam kese laay def. dëgg la du ma salaameur kese maa ngi def sama master. maa ngi jeexal sama mémoire et tout. dëgg la pour jéem a def sama soutenance et tout. donc maa ngi ci yeneen maa ngi. yaa ngi ci bagage dafa jafe tamit. macha allah allier les deux ñun ñëpp ñoo ngi allier les deux. waaw te loolu tamit il faut ñu xam dañoo bëgg rek dañoo bëgg suñu xam-xam gën a kii dëgg la salaam xam nga nekk salaameur nekk diplômé tamit. dëgg la day gën a neex rek. dëgg la day gën a am xam-xam rek. dëgg te la tamit kenn du la ñee dañ lay ñee ci li nga nekk. macha allah kenn du la soxaree ci li nga nekk. parce que am na xam-xam bi. dëgg la sooy wax dañuy xam ne kii moom da koo jàng ba pare. avant muy wax ci dara. macha loolu moo allah tax gëstu bi tamit ñu ngi ci ñoo ngi wax. gërëm ñëpp rek waaw incha allah dina baax incha allah allah mi ngi noonu ñu doon nag ay jàmbaar lool si li nga xam ni mooy njàng mi ñuy def ndax dañoo jàng ba yàlla def ñu am li nga xam ni mooy bac am yi nga xam ni ay diplôme yu bëree bëri xam nga daw nag daal di soog a ñëw fii université Cheikh Anta Diop teewul ni nga koy booleeg salaam bi ñuy def donc yàlla na leen si yàlla jàppale ni ko Malcolm waxee léegi xëy na salaameur moom doo gaaw a màgget ndax mën nga dem ba nekk mag di ko def salaam moom du dara mën nga dem ba màgget say sët toog nga leen di salaamal man de bëgg naa di ko def waaw ndax maa ngi koy def kër ga ak xale yi donc salaam noonu lañ koy defee saa su ne di leen gërëm nag bu baax a baax di gërëm waa ITV ci xalaat bu rafet bi nga xam ni def nañ ko ba defal leen jotaay bi di jotaayu salaam di gërëm bu baax suñu réalisateur bi Ablaye ak Balde mi nga xam ni moo nekkoon ci son bi nga gis coono bi ñuy daj ci émission bi gis nga lépp ngir bëgg son bi baax lépp baax ñu ngi leen ciy ñaanal bu baax a baax a baax ni ma leen ko daan waxee rek saa su ne dama leen di dikk beneen jotaay mu am nag ay jotaay yoo xam ni dina am ci biir li nga xam ni moom mooy dalal salaam bi muy formation yi ñu ngi ciy yëngatu it bu baax a baax di dajale ay ndaw di leen former ci li nga xam ni mooy wàllum salaam bërki démb ñu ngi ko ki nga xam ni mooy waaw oncle Sam bokkoon na si collaboration avec Grand Théâtre waaw ñoo ngi woon ci ñu def benn restitution bu am solo te viral na sax vidéo yi viral na ay kontaan nañ mélange olof bi séeréer bi pulaar bi lépp rek pour jéem a manifester benn soutenance bu ñuy def ci suñu langue locale yi te franchement dañ ko ñaan mu gën a mag muy continuer te partenaires yi nañuy ñëw parce que suñuy dimbalee suñu ndaw yi rek Afrique la ñuy dimbali Sénégal la ñuy dimbali incha allah ñu dem ca kaw salaam Sénégal moom xam nañ salaam Sénégal moom damay wax c'est le meilleur pays en salaam quoi franchement loolu moom même si yeneen pays parfois ñu ngi commencé jël ay coupe d'Afrique affaire yooyu mais ñu nekk fii ci Salam gëm mu nekk ci yeneen dëkk yi franchement kilifa gi balaa ngaa tëj rek moo bëggoon nga may ma benn lu ma bëggoon wax muy un cri de cœur damay génn di dem Burkina Faso bon ñu am ay jafe-jafe yu métti dëgg la Seydi di dem Guinée ñu am ay jafe-jafe yu métti dëgg la di wax ne kat l'islam c'est un art particulier l'islam façonne des êtres humains il façonne un être digne d'un être je dis bien donc il faut que suñu autorités yi bàyyi xel l'islam parce que nous notre cible principale c'est les élèves et les étudiants donc on s'adresse à la jeunesse nous faisons appel à nos autorités que y a un Sénégalais un Baol qui nous vient de Touba bu war a dem représenter le Sénégal en Afrique du Sud inchallah au mois d'octobre Seydi Islam war a dem coupe du monde coupe d'Afrique bi dafa cate woon dëgg la dañoo sonn pour mu dem sax dëgg la donc di wax ne kat coupe du monde bi di ñëw ni ngeen fonkee football bi ni ngeen fonkee basket bi noonu nga war a fonkee slam bi parce que ñun dañuy joindre l'utile à l'agréable on éduque on permet aux gens de se divertir donc ñu ngi xaar autorités yi Seydi dafa war a dem compétir coupe du monde ça c'est un cri de cœur ñu leen ciy woo di woo ministre de la culture parce que coupe d'Afrique bi ñu dem coupe d'Afrique bi et tout defoon nañ ay demandes mais malheureusement en vain ñu ngi leen di woowaat dinañ defaat di ñu war a defaat ñu ngi woo suñu ministère de tutelle Amadou Ba que ni kat un Sénégalais dafa war a dem représenter le Sénégal au mois d'octobre incha allah di wax di ko njëkkee ci Diourbel parce que gën a jege gën a yey Diourbel nguur gu ñëw am nañ fa ay ministre am fa ay DG mais bu ñuy dem ci compétir les artistes en général je ne parle pas de cela mais dañuy sonn muy culture urbaine muy comédiens yi dañuy sonn on peine même ci semaine de la jeunesse bi dañ fa gis donc les artistes ont besoin de leurs autorités commencé ko ci gouverneur wàcc ba ci suuf on a besoin de nos autorités dëgg la ku doomu Diourbel di dem fenn yeyoo na ñu woo ko jox ko drapeau même du jël 5 minutes waaye sas la ci moom waaye rafetul doomu Diourbel di génn te
ku wax Diourbel 2025 2024. waaw ku wax Salam Sénégal tu parles de Diourbel. dëgg la champion du Sénégal Burkina Faso partout ñu dem. dëgg la amuñu sax drapeau bu ñu suñu autorités yi jox. dëgg la jàppale bu ñu ko amee ñu ci remercier monsieur Pape Koné di remercier monsieur Pape Thiam aussi. ils nous ont appuyé bi ñu dem Burkina ñaari autorités yooyu lañu gis. dëgg la yaa Mata Sène bu ñëw au dernier moment donc di wax ne ak li nekk ci autorité Diourbel doomu Diourbel wala tudd dem di compétir di amay jafe-jafe muy artiste comédien yi muy artiste slameur muy rappeur yi donc gestu leen artiste parce que bu ngeen soxlaa ñoom ngeen gis bu Diourbel soxlaa jeunesse ñoom dong lay gis benn jeunesse yooyu ñoo làkkatuwul ci benn ginnaaw politicien on a besoin de vous les artistes Diourbel ont besoin de vous votre fils doit aller en coupe du monde on vous attend merci beaucoup macha allah ma ci yokkaale tamit ma ci waaw yokkaale maa ngi jégalu waaw Afrique du Sud instant yi tamit mu ngi nekk en tension waaw surtout loolu dañuy jéem a tamit protéger suñuy jeunes yi ñuy dem foofu parce que foofu instant yi xénophobie bi dafa bëri dëgg la ñu bëgg a génne étranger yu nekk foofu ku ñu fekk ñu dóor la ci ay marché ñu ne étranger yi ñu ngi nangu seen liggéey et tout te loolu yëpp tamit Afrique du dem côté boobu dëgg la man damay wax Afrique du dem dëgg la day na waar munoo wax bëgg a Afrique bëgg a nekk Nations Unies waaw nation États-Unis d'Afrique waaw comme ni ñu koy waxee après nga bëgg a génne étranger yi bëgg leen dóor bëgg leen toroxal te macha allah autorités yi nekk foofu waaw defuñ benn jéego doy na waar pour jéem a dimbali étranger yu doy nekk na waar foofu te na ngeen def attention ci yooyu tamit waaw parce que tension dëgg bi la. Afrique du Sud en ce moment franchement macha beneen allah affaire la quoi macha allah te tamit incha allah j'espère que autorités yi nan la dinañ ci tontu ci yooyu macha allah jàppale ñu leen macha allah xam naa suñu kilifa yi ñu ngi ñuy déglu ministre bi mi ngi ñuy déglu suñu gouverneur tamit Sayer Ndaw maa ngi koy nuyu bu Thiès mi ngi ñuy déglu ngeen gën a taxaw rek gën a jàppale ndaw ñi ndax ndawu Sénégal gis ngeen li ñuy def lu am solo la Sénégal nekk tamit ñaari yoon champion d'Afrique ci li nga xam ni mooy wàllum slam muy poésie muy oralité te déggoo ko fenn kenn jàppalewu leen lu doy waar la dinañ ci def nag émission spéciale gën a wax ci slam bi ndax ñun du ñu daw di dem ci kenn waaye képp koo xam ni gis nga li ñuy def boo ñëwee ñu ànd ak yow kon yàlla nañu yàlla jàppale noonu rek la ñuy tëjee ak yéen ci émission bi di leen dig daje incha allah samedi bii di ñëw beneen émission ak Dalal Salam muy gën a yaatu jërë ngeen jëf jaa ngeen jëf jaa ngeen jëf merci beaucoup waaw Chaque peuple a le droit de mener sa vie comme bon le semble. Ce continent est riche. Nous avons la jeunesse pour grandir là, pour guérir, et la mort pour vivre. Prenons la peine d'écrire. Chaque peuple a le droit de mener sa vie comme bon le semble. Ce continent est riche. Nous avons la jeunesse pour grandir là, pour guérir, et la mort pour vivre. Prenons la peine d'écrire. Chaque peuple a le droit de mener sa vie comme bon le semble. Ce continent est riche. Nous avons la jeunesse pour grandir là,